maa ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp di masawu ñëpp encore une fois dama bëggoon ñëw ñu partager juste un petit moment de recueillement parce que ñun le peuple ñun les patriotes ñun aji bëgg réew yi ñun ñu fonk Sénégal fonk Sénégalais yi tey lañu jàppoon ne tey la ñuy def suñu deuil national masawu suñu matériaux yi nga xamante ne ni yàlla def na seen bakkan rot na ci xew-xew yi am Sénégal ku nekk xam li ko sooke et c'est très dommage nag qu'on en arrive là c'est très dommage que après ñuy jooy doomu sénégalais yi dugg ci gaal gi dee parce que ay situation yu doy waar yi ñuy dund ñuy jooy ñeneen ak ñeneen ñu dee ci conditions yu doy waar tey on regrette 14 jeunes sénégalais qui ont été tués par le désir et la volonté du chef. 14 jeunes sénégalais qui ont été tués par la bêtise humaine d'un groupuscule de sénégalais entre guillemets yu toog seeni salon toog décider que ni voilà toog décider sénégalais yi nekk ci yu nekk ay nit ñett ñeent juróom benn fukki nit quelques groupuscule benn groupe bu ndaw ay góor ak jigéen ay sénégalais comme ñun nag ay yaay ay papa ay nijaay ay yumpaañ ay maam ay nijaay toog pour seeni intérêt pour seen biir pour seen bakkan pour àddina pour tooñ ñàkk gëm yàlla ñàkk ragal yàlla ñu toog décider ne dañuy dugal Sénégal ci guuta bu fa yemoon sax mu neex bu doon sax dañ ko yëkkati ñu ne teg leen ci suuf ñu ñëw teg ko gars yi orchestré ko presse bi ñëw dugg si waxkat yi ñëw dugg si gars yi defal ko moom rafet ñi naan rek ñu continuer di dem yaa yooyu yaay Ousmane Sonko dafa jël ñaari pistolet ne day violer ab xale bu jigéen boo xam kenn gisu ko sénégalais bu nekk xam ne boo wéetee rek sa diggante ak yàlla ak sa diggante ki nga gëm wala yow nga wéetal sa bopp rek di nga xam ne lii du dëgg comme ñun ñooy le pays bu tudd Sénégal ñu koy layam-layami ni ko dàmbooj di wax di ko layam-layame rek di ko débat rek ki war a wax ki warul wax ñu ubbil leen micro yi rek ñuy wax rek boo artoo ñu ne da nga far boo artoo booy Sonko yi boo artoo activiste yi ñoom kilifa yi ñi ñuy woowee seen bopp kilifa yi borom xam-xam yi jël ko di ko layam-layame rek jëlee ko ci ku ñu violé 4 fois ak ay pistolet jëlee ko foofu di ko wëlbati rek di taawi wax ji muy dem rek ñu naan ñuy taawi di dem rek waaw ñenn ñi di analyser waaw stratégie Macky Sall mi ngi faagaagal Ousmane Sonko mi ngi wuti stratégie gars yi di ko layam-layam rek xam nga Sénégal mooy loolu ñenn ñi toog ne suñu yoon neewu si ñeneen ñi toog li affaire politique la ñu koy layam-layame rek loolu moom mooy Sénégal en fait ba tey nag mi ngi noonu y'a 14 jeunes sénégalais yoo xamante ne ni seeni nijaay seeni papa seeni maam seeni tanta ñoo leen rey parce que ñoom ñoo décidé toog ne dañuy am yu ñuy dox pour faagaagal koo xamante ni nii defu leen dara muy Ousmane Sonko fan la coow li jóge bali am ñu topp di ko massawu ndeysaan parce que affaire bi en fait boo bokkut ak 14 morts yi il faut que nga toog nga xalaat nga ne man su nekkoon sama doom su nekkoon man su nekkoon sama rek sama mag nga mën a nekk sa dugg en fait il faut que tu te mettes à la place de ñooñu di nga mere ñu bari nag quand tu te mets à la place de ses parents de ses amis de ses collègues dina la métti di nga mere ñëpp di nga mere sax ba mere Ousmane Sonko mere patriote yi mere ñëpp di nga mere sénégalais yëpp quoi parce que après tu vas te dire waa léegi coow lii yëpp pour ñoo ñëw rey 14 boy quoi jàppal Ousmane Sonko jàppal Adji Sarr ñu ñëw rey Ousmane Sonko quoi ana viol bi ñu ñëw rey 14 boy comme ça et puis li ci gën a garaaw ñu leen di rey comme ay kaña lu tax ñu war a yegg si fii dañ koy waxtaane ñu dëy tey ñoom dëy nañ suba rey nañ ba pare jaalu démb ñun ñu def suñu dëy national tey après on avance on continue en fait on continue Macky Sall continue di gouverner Abdou Mbow continue di dem ci télé yi di fen ñu demati ci télé yi ñoom Moustapha Diakhaté génn Me El Hadji Diouf génn def showam le Sénégal continue
parce que suñu élite bi ñi ñu woowee élite mooy ñi ñu woowee ay kàngam yi tënk suñu réew mi ñoom ils ne se rendent pas compte de situation bi ñun ñi nekk dañuy continuer jàkkaarloo dina am suba tey la xaw ma ndumbelaan am gars yi kaas waaw booy yi dee après on continue en fait. La justice dans tout ça la justice bi nga xamante Ousmane Sonko dafa dugg ci bureau Samba Sall ne ko awma confiance ci yow hey mu xool ko mu ne ko awma confiance ci yow awma confiance ci justice ñu koy dégg looloo fa xew. La justice dans tout ça enquête sax amul est-ce que booy yi sax yi dee defal nañ leen autopsie on a vu te li yëpp wane ko ñu gis ay image nit ay bu doon Guy Marius Sagna ay bu doon nit dof la ñu gis mu tëyee mbolde wala mu tëyee pistolet ñu gis ay nit ay sénégalais kenn deful dara dañ koy nëppal ñu jàll dem loolu moom mooy Sénégal looloo tax ñuy xeex en réalité pour bakkanu sénégalais am valeur. Les gens ne se rendent même pas compte 14 jeunes am na benn boy boo xam xale bu tuuti ñu ray ko parce que ay nit dañu toog ci mbërëb décider que ni dañuy jël benn dossier pour tëj ci Ousmane Sonko lu dul dëgg ñu koy laayam-laayame comme ni ma ko waxee di ko laayam-laayame rek di ko expliquer rek ku nekk nag war ci jël part de responsabilité ku ci nekk taxawaay bi nga ci amoon. non dafa yéeme les gens ne se rendent pas compte man temps yëpp génnuma mais dafa yéeme 14 nit sénégalais ay jeunes sénégalais booy yi da ngay xool man mun a doo leen sa mën a xool doo leen sa mën a fixé parce que boo xoolee image yi nga jàkkaarloog booy di leen xool après. dafa doy waar en fait lan moo tax booy yi war a dee nii quoi booy yi yëkkat nañ fi coow y a 1 mois bu 14 booy yi dee nañ fi nii quoi ñoom rey nañ 14 sénégalais comme ça rey nañ leen nii quoi ci ay caaxaan quoi. léegi ñoom ñu jàpp ne loolu dina leen jig léegi ñoom ñu jàpp ne loolu nit ñi dañ leen di siy seetaan wallahi yéen waa APR Macky Sall yéen ak waa APR wallahi yéen a ngi nax seen bopp. doomu jaamur yi ngeen rey nii non wallahi nax ngeen seen bopp. douze ans la booy bi am 12 ans ñu fekk ko ci këram papaam taxaw ñu dóor ko bal. Ce crétin de ministre de l'intérieur génn di tëkku nga xam yow bu lu doon ndombal tànk boo génnee ci mbedd dajeeg papay xale bu góor boobu doon doo taxaw ñu dénk leen nguur yéen vous ne maîtrisez pas c'est-à-dire même ñi ànd ak yéen les gens ne c'est-à-dire les gens non il faut que sénégalais yi yeewu quoi te sénégalais yi dinañ yeewu par la force. te suñu gouvernement yi dinañu changer par la force parce que les gens ne se rendent pas compte de ñoom li ñu leen dénk ñu téye ko gars yi xamuñu fi mu toll xamuñu lan mooy état ba pare nag Sénégal yëpp bu kenn yaakaar na sa yoon nekku ci ku ci nekk rek am nga ci wàll am ci cër parce que Sénégal ñun dañuy bayal coow dañuy gis dëgg bi mu nekk nii ñu jël ko tege ko ne leen nañ débat ñun dëkk débat lañ na ku nekk wax xalaatam na ku nekk joxe xalaatam xool leen débat bi ni may évoluer bi coow li génnee semaine boobu loo déggul rek waaw Ousmane voilà dem na fa waru fa dem lu muy dee massage feebar na feebarul waaw bon xale bu jigéen bi aussi dañ ko war a nangam dañ ko war a sàngam gis nañu fi sa ay jigéen yu jóg ne dañuy affaire u naafeq ñu jóg ne dañuy dimbali xale bu jigéen bi
mel ni ñun ñii xeexal Ousmane Sonko ñun gëmuñu xale bu jigéen ñun gëmuñu la lutte féminine mel ni ñu ànd ak Ousmane Sonko ñi naan déet wala ñu ànd ak Ousmane Sonko sénégalais yi naan lii ay caaxaan la mel ni ñooñu ñoom ñu jël ñooñu ñëpp def leen ñoo xam xeexalu ñu jigéen bëgguñu jigéen maam jaara femme yi doon défendre Ousmane Sonko ay dëmboo sax dem nañ ba ne ko yow tu défends pas la femme c'est comme ça qu'on défend la femme noonu la ñuy défendre la femme ci ngay gis image yu nit ñi gis nga coow li dafa wane nit ku nekk sa image ku nekk dafa wane ku nekk ni nga mel su may dégg gars yi naan il faut respecter xaw ma lanu Adji Sarr loolu moom moo ñu sonal Sénégal dañuy gis dëgg mu taxaw ni ñu ciy perte temps on a perdu 1 mois 2 mois on a perdu 14 Sénégalais parce que dañuy layam wax on perd comme ça du temps sur des conneries en fait maanaam Sénégalais nit mën na ñëw ne ki toog nii di live du Issa Ousmane Sonko moo toog nii di live ñu def ko débat Sénégal noonu la mel non est-ce que Issa la Issa est-ce que solul nii est-ce que parce que yére bii mu sol nii gisoon nañ Ousmane Sonko mu sol ko ci la ñu ne di débat nit day ñëw ne kii di live nii du Issa Ousmane Sonko la ñu ne ci débat mag yeeg kilifa yeeg borom xam-xam yeeg journaliste yi def ko édition ku nekk di wax selon say intérêt ñu nekk ci di wax rek. léegi naa nag le truc là c'est venu il nous a pété à la gueule maintenant 14 jeunes sénégalais sont morts entre nos mains ku ci nekk nag def ci def jàngat ku ci nekk nag na xool digganteem ak boromam digganteem ak yàlla pour ñi nga xam sax peut-être gëm nañu yàlla loolu moom mooy Sénégal. da ngay ñëw di joxoñ ne nii coow laa gi nii gars yi di xool sa baaraam bi est-ce que mat na matul est-ce que baaraam bi diw nga ko est-ce que parfum nga ko est-ce que baaraam bi dagg nga sa wee yi nga leen di joxoñ ne leen nii la loolu la ñuy xool. looloo tax Sénégal bu coow amee Maître El Hadji Diouf day woote conférence de presse journaux yëpp daw parce que xam nañ ni ruubee fay xew coow fay xew ay lekk carotte lekk ñaambeeg yu kenn xamul. c'est dans ces pays là ngay jël ñuy may ay Mame Gor Diazaka audience ay Aïssatou Diop Fall. après boo seetaanaatee bi coow li jeexee Maître El Hadji Diouf sax ngay gën a respecté que ñeneen ñi gis nga si coow li nii Maître El Hadji Diouf sax maa ngi ciy waxtaan ak sama benn xarit moo koy wax mais effectivement il a raison Maître El Hadji Diouf sax ngay gën a respecté ci coow li parce que moom au moins malgré ci ay fenam la ne des na ci ay fenam il est resté ci ay mbirama Maître El Hadji Diouf danoon fen coow li am na mu ngi kon ne di fen danoon ruube mu ngi kon ne di ruube kooku di nga ko respecté quoi. di nga ko respecté parce que moom au moins bi ngi ci logique am mais boo dégloo Aïssatou Diop Fall nga déglu ay Mame Gor Diazaka nga déglu ñeneen ñiy wax après nga naan waaw léegi coow li yëpp pour lan yow bi nga toogee fii di wax di xëcc di wax Ousmane Sonko tey nga ñëw voilà loolooy sénégalais too leen comprendre loolooy sénégalais parce que ku nekk toog na gis na coow li soit ñaaraam gis na ne fukki nit ak ñeent dee nañ ci mu ne man li ma ci wax mbaa man yàlla dinaa ko leeg yàlla wala mu tiit ne mbaa duñu lakk sama kër mbaa duñu ma dóor mbaa duñu ma def lii loolooy sénégalais parce que y a des gens yoo xam amuñu conviction parce que dañu woyofal Sénégal dañu woyofal sénégalais yi même politique sax coow li sax da ngay gis opposant comme pouvoir ñu ciy wax di da ngay déglu Abdou Mbow ngay déglu Bassirou Diomaye di déglu Abdoul Mbow même boo faru ci benn parti politique boo leen di déglu c'est comme si ñii nekkuñ ci même dëkk Bassirou Diomaye mu ngi ci benn proactivité mi ngi ci benn sincérité mi ngi ci benn rationalité Abdou Mbow mu ngi ci ay fen ay ruube c'est-à-dire après yow en tant que sénégalais nga voté nga ñàkk voté politico ñàkk polito yow boo toogee nga déglu débat bu après yi mais comment ça se fait que kii di ma représenté man nan laa xoole ba ñii yor sama ëllëg yor sama lépp yor samay ëllëgu doom ñoo xam amuñu hésité pour fen ñu ne bàyyi leen ñu ne duñu bàyyi amuñu hésité pour dóor ni technique ci ñu tegul ci yoon ñu ne bàyyi leen ñu ne déedéet léegi amuñu scrupule pour rey sénégalais yi loolu moo dese woon Macky Sall sénégalais dee na fi Macky jaalewu ko sénégalais yi xiif nañ Macky faalewu leen sénégalais yi amuñu liggéey Macky faalewu leen léegi mi ngi leen di rey comme ça 14 mu rey leen nii
comme ça ci lan xool leen fi coow lu jóge ci lan Sen TV di doxale nii Walfadjri jaar fii TFM jaar fee nguur gi taxaw fii ay ruubekat ñëw di leen jàppale gars yi di xool nu ñu wëree ndomb Ousmane Sonko di xool nu ñu ko taqalee di ko fawee rek di fooyee loo xamante ne nii ay yëfu caaxaan la ñu jël ko di ko def nii ñu def ko débat di ko waxtaane mel ni ñun amuñu leneen lu ñu def Sénégalais boo fi jàkkaarloo ne ko da nga ñàkk fayda yaa am jot mu xeex mu reyanteeg yow loolu moo lay wan ne ñun suñu nguur yi duñ ñu yóbbu ci développement parce que bu ñu amoon temps wu liggéey fi àddina toll non amuloo temps pour yu ñàkk fayda yi ba 14 doomu Sénégalais di ci dee nga xëy ne da nga leen di dëjël quoi nga rey bu doon sax da nga ñëw nga rey leen nii bu doon da nga ñëw nga rey leen nii ci benn bés benn ma def nga rey leen mais da nga rey benn ñëwaat reyaat beneen ñëwaat reyaat beneen ñëwaat reyaat beneen ñëwaat reyaat ba pare continuer di jàpp li may wax nii xëy na man maa ngi koy wax de mais lu ma gëm la ku nekk na nga toog sa aqulay taala nga xool coow li après boo génnee di wax ñu ne Ousmane Sonko waxam dafa dëgër Guy Marius Sagna dafa bëgg prison kii dafa nii kii dafa naan voilà fi mu yegsi voilà ñu jiite ñii ñëw ñu jiite bakkanu doomu sénégalais ñoru leen ils savent même pas où est-ce qu'ils vont avec ce pays là Sénégal amul dara dañuy dem rek Sonko mooy joxe tempo bi bu nee gauche ñu dem gauche bu nee droite ñu dem droite te gouverner wul y a un vide Sénégal da ngay toog y a un vide da ngay dégg président mais boo xoolee si biir xool da ngay li lié le citoyen ak son président newu fa c'est comme si ñu ngi fi mais newuñ ci dëkk newuñ ci état kenn amul yëg-yëg bi kenn amul yëg-yëg justice am na c'est-à-dire yëg-yëg boobu doo ko am yow da ngay toog nii rek nekk benn geen kenn xamul lan mooy ëllëgu Sénégal kenn amul benn perspective d'avenir kenn xamul luy ñëw suba kenn mënul projeté wu kenn mënul taxaw ne man sama doom bu amee bac lii lay defi Sénégal amul kenn xamul fu ñu jëm on ne parle de développement on ne parle d'émergence kenn xamul fu ñu jëm kenn xamul sax ndax élection locale dina am looloo gën a yéeme kenn xamul ndax élection locale dina am kenn xamul ndax élection législative dina am kenn xamul ndax élection présidentielle dina am personne n'est en sécurité mën nga génn léegi daje mbëri ñu dóor la ne la booy xàmmee nag nga dóor la rey la nga dem sa yoon kenn du ko lijjanti mais fu Ousmane Sonko di maase wala ñuy lijjanti fan la Guy Marius Sagna yow li ngay dundee foo koy jëlee ñu waroon def ay documentaire def ko ci Guy Marius Sagna woon ko Sénégalais yi kii modèle la mais déedéet ay Pape Cheikh Diallo la ñuy jaay ay Aba No Stress la ñuy jaay ay gars yi kenn xamul la ñuy jaay bu Guy Marius Sagna jógee di xeex ñu dugal ko ci télé yi luñ koy woo ci rajo ak télé yépp pour mu wax njaaxum la yow fooy jëlee xaalis Guy da ngaa bëgg a prison Guy da nga nii loolu mooy Sénégal dañuy ruube rek dañuy laayame rek ni ko daam di waxee au lieu ñu dem ci essentiel ci yooyu rek la ñuy nekk boo jëlee ku mel ni Mamadou Ibra Kane te loo ñëwoon ñuy rey Sénégal des gens yoo xam man mënoon naa ñëwaat sama live bi dugg wàccee sama benn costume sama benn cravate bu baax dem woo sama copain ba moom mu wat ma ba ma nice ma toog fii xoju ba tranquille diw sama kanam bi ba muy tàq ñu toog fii leeral sama écran ba mu tranquille pare ko takk sama xolal ñëw toog di ñodde ay affaire ñu naan booy bi nekk fii booy Ousmane Sonko bi booy bu garaaw la ñenn ñi sax toog naan booy bii de bu Ousmane Sonko faloo kii war nañ koo def ministre tal Sénégalais yi noonu la ñuy dóoree dañuy dóor Mamadou Ibra Kane day ñëw xoolal xeese booy la dégg tubaab day ñëw xoolal ñëw taxaw def ay affaire am wax yu garaaw coowal ndengaleer bi moom mu ne ci Fuuta ba xaw ma fan la jógee suuf war a doon lu sacré ci moom Bassirou Diomaye di xeex mu ne ko da ngay politique ñooñu ñoo sonal Sénégal c'est pseudo intellectuel pseudo ay nit ay kilifa yi nga xam c'est-à-dire amuñu benn valeur ajoutée bu muy indi société sénégalaise gën condescendance sax dañuy jaay sénégalais yi pour ñoom dañu taxaw fii sénégalais nekk fii pour ñoom ñoo coow bu amee ñoom ñoo war a taxaw fa leen non nii la demee nee la demee nii la demee
ils n'ont rien foutu dans ce pays là à part jël communication bi jël média wu sénégalais yi concentré ko seen biir di ko doxalee ci ni mu leen neexee amuñu lu ñuy indil sénégalais parce que seen échec la parce que coowal fen bii nii bu yegsi fii mu yegsi Mamadou Ibra Kane Alaaji Assane yow miy toog di waaraate saa su ne yéen journalistes yi am ngeen ci part de responsabilité grave parce que vous êtes censé indil sénégalais yi l'information juste et vraie xëy na bu ngeen defoon seen rôle 14 boy yi du dee mais ni ngeen jàppee seen bopp rek tey bëri na ay sénégalais yoo xam man ñi mu leen critiquer fii comme ay Mamadou Ibra Kane y'en a en pagaille au Sénégal ay naafeq yoo xam ni ñuy fabriquer seen communication ni ñu koy defaree boo bàyyi ci ñoom xel tey man su ma toogee fii live leen ñu ne booy bi dafa soof booy yu Sonko yi gis nga de booy yi dañoo soof mais ñoo yàq Sénégal te dinañu feeñ benn dinañu feeñ ñu ngi fi Sénégal yeneen leen di gis ñu toog ci plateau yi di wax yeneen di gis ñuy analyser am na si ñoo xam seen parole dafa sacré Sénégal bu ñu waxee rek ñu ne diw wax na bu ñu nee diw la ñuy invité sax nga gis ñëpp riirandoo fa parce que diw mooy wax ñu jaay ñu leen yéen presse bi yéen ñëpp naka ngeen xoolee ba 14 sénégalais dee ci ay fen te yéen a war a wax sénégalais yi dëgg yéen a jóg jàng bàyyi ne ñii dañuy defi médecine faj armée bi ne day xeex gendarmerie yi ci xeex gars yi di xeex étudiants yi ne fii kii ne fële béykat bi ne day bay keneen ne day def yéen ngeen ne yéen ñuy jëlal taataani xibaar di ko jox sénégalais mu nekk une mission de service public ba pare ngeen teg ci ne on doit informer juste et vrai waaw léegi coow lii am nii leen lan moo ci seen part de responsabilité ngeen ne fi di live rek di invité rek mooy gis ñuy édition spéciale nee nañ chaque jour dañuy édition spéciale pencoo réew mi waa TFM yéen ay naafeq yéen Youssou Ndour lu mu yées yéen a ko gën a yées je parle pas de tout le monde nag ngeen ne da ngeen di pencoo réew mi te ngeen di pencoo réew mi 14 personnes yi dee ngeen naan da ngeen di pencoo réew mi yéen nga xam Sénégal bi muy tàkk Kouthia sax mi ngi leen koy wax Sénégal di tàkk ngeen di teg ay clip Amina Poté di xumbal Sénégal di tàkk ngeen naan da ngeen di pencoo réew mi tey ngeen di pencoo réew mi ba ngeen duulee seen i duul yu tey xepp Babacar Fall boo invité ngeen di tànn ñi ngeen di invité pour di ruube rek ba dëgg bi tàkk ngeen toog nag ne da ngeen di pencoo lan ngeen di pencoo il faut qu'on soit sérieux dans ce pays te sénégalais bu nekk na jël ay responsabilités tam jël wàllam %80 ou 90% li xew Sénégal gannaaw ba Macky jëlee ndam li jël lépp ñi ci topp journalistes yi la du ma ne journalistes yi mais c'est nos médias parce que c'est les médias qui devaient informer les Sénégalais gis naa fi sax benn ndaw suy live nee na di def live nee na xaw ma la pour ne pas la nommer Mati Trois Pommes mu ne des PV sont là lan ngay wax yow Mati Trois Pommes waajur xam nga tolluñu fu ñuy waxante suñu biir quoi mais c'est-à-dire da ngay gis yoo xam te yow tu es sidéré après c'est ces gens là qui viennent qui te disent ñun on se bat pour machin on se bat pour lii on se bat pour là on nous a vendu beneen rapport beneen procès verbal du moins bind ko nag li nekk ci procès verbal yi ma gis ban procès verbal di ki nga xam moo ko def dëggal ki nga xam moo ko def génn dëggal xanaa dootoo leen wax fi mu toll nii da ngay war a tëj seen page yi rek bu dee ay gor ngeen seen yaram di daw ngeen war a tëj seen page rek moo tax ñun duñ fiy ñëw di kaas ñu naan booy da ngeen di kaas pourtant Mati elle fait un boulot nangam gisagu leen dara ñeneen ñaa ngi ñëw parce que ñoom ni ñuy xamee di wax ñun li ñu xam yëpp buñ ko doon live Macky Sall sax day ñëw seetaan suñu live li ñu xam yëpp buñ ko doon live Macky Sall sax bu ñuy live day ñëw toog fii di déglu li ñuy wax parce que on sait beaucoup de choses nag dans ce pays là et on sait beaucoup de choses nag ci ñooñu noonu di wax néew ñu ci kii on sait beaucoup de choses ci ñuy tiiñal Ousmane Sonko mais ñun jëluñu voix boobu mais day baax na ñu fàttali Sénégalais yi coow li lu tax ñu tey ñuy dëjal 14 personnes parce que y a des gens qui ont décidé de communiquer non pas juste et vrai mais selon ñoom seen bon vouloir am na ñoo xam dañu ne Ousmane Sonko kii nga xam ça fait 6 ans maa ngi koy xaar
kii nga xam dafa soof kii de tey ma rey ko kii dem na ci salon de massage bi kii de tey ma rey ko am na ñoo xam bi Ousmane Sonko ne defuma ko sax ci lañ gën a moo mu ñëw salon de massage dañu ne kii de kii tey Ousmane Sonko loolu bayal coow li añaan bi ak soxor bi ak c'est pas xaw ma naka laa ko mën a expliquer quoi loolu bayal coow parce que ku nekk jàpp ne kii de diwtu ci génn kii tey rek mu dee kii tey ma jaxase kook sénégalais yi ñuy bayal rek kenn bëggul wax dëgg ñuy bayal rek parce que Ousmane Sonko la daa war a dugg caw leen invité diw waxal cawal karab jël waat yi jaxase ko jëm nañ benn moment ñu jël pistolet sànni ñu dem ba ci kanam ñu jël viol bi sànni ñu dem ba ci kanam ñu jël non Ousmane ku bëgg jigéen la il paraît que dafa bëgg jigéen xam nga kii nañ defante nañ am na lu ñu jël ci moom maniwu bi ñu dem ba ci kanam ñu jël maniwu beeg kii bi yëpp ñu sànni ñu dem ba ci biir ni dem na fa lu tax jëlul garde corps kërëb ñu jël sànni dem nañ dem affaire bi jeex tàq daara desatu ci bool bi jeex tàq ñu raay lekk mu jeex léegi desatul dara léegi mu des nag nguur gi nag ñu des seen affaire yi commencé di génnee xam nga insurrection ñu commencé jël insurrection bi waaw xale yi kay xeex bi ñu xeex Ousmane aussi dafa war a responsable ci ay kiyam dafa war a buy wax nii la war a waxee nee la war a waxee ñuy wax rek ñu koy bayal rek muy dem rek léegi nag 14 sénégalais dee nañ ci ku nekk na jël ay responsabilités fi mu toll nii am na ñoo xam moom wallaahi bu ñu dee ay gor lañ soit dañuy noppi dootuñu wax ba faw wala dañuy ñëw baalu sénégalais yi te jaale nag publiquement ne man xale yi dee am naa ci responsabilité. bugguma live bi politique am na yu bëri yoo xam dinañ ko wax après balaa ngeen di xam live moo neex ak ma mar dama xiif live politique bi dama ko xiif mais bàyyil ba ñu jàll ci lii nañu massawu rek nañu massawu au plus profond de nous ku nekk nag def introspection xool sa part de responsabilité jàpp na y'a 14 de nos jeunes frères suñuy doom suñuy sët yoo xam dee nañ ci ay caaxaan yoo xam dee nañ ci ay fen te ñi ko def ñi ngi Sénégal di fa yeewoo les gens pensent que ñun dañu topp Ousmane Sonko parce que ñun fii ñun ñëpp ay responsable lañ xaaruñ ci Ousmane Sonko daal les gens pensent que ñun dañuy nemmeeku tour pour show les gens pensent que patriote dañu ñëw pour show nemmeeku tour vap ñuy def ngeen di gis les gens pensent que affaire bi c'est de la rigolade. Les gens pensent que le projet de Pastef c'est contre Macky Sall le projet de Pastef ñun dañoo lijjanti Macky Sall ñu koy tepp teg ko ne defar Sénégal les gens pensent que ñun dañuy ñëw politique fii machin ñun duñu ay politiciens on fait pas de la politique ñun on veut redresser ce pays là dañu bëgg jël Sénégal mais teg ko ci tànk dañu bëgg Sénégal méngoo ak sénégalais xam nga sénégalais ñun dafa am lu ñu mel dafa am lu ñu bindoo dafa am lu yàlla def ci ñun dañu bëgg nag Sénégal boobu méngoo ak noonu man je rêve d'un Sénégal boo xam. Non mais affaire bu garaaw laa lay wax nii Sénégal day toog fi mu ko neex mu ne xaaral man daal dama bëgg a dem Kansas City dama bëgg a dem Las Vegas seeti Bulli Galissa man jënd sama ticket dem mu yomb ci moom Sénégal boo xamante ne nii Sénégal du xiif du sonn ñun loolu la ñuy fayet di ko rayante loolu il faut que nit ñi comprendre ko ñun man ko mel ni man dama def politique man dama xaar lenn ci affaire yi mais dama gëm ne Sénégal boobu mën na nekk te Sénégal boobu xëy na bu nekkee. njariñ li man saa yi balaa ma koo yëg ñeneen yëg ko patriote yi ngeen di gis fii ñuy live bi sonn ay kon xamul sax luy boo ko ne c'est quoi l'état lijjantiwu ko sax gars yi lijjantiwuñ sax c'est-à-dire ay Omar Diallo gars yi may gis fii xoolal gars yi ne pas patriote di rey nii di rey seen bopp saa 99% patriote yi di reyante nii lijjantiwuñ état lijjantewuñ affaire ay poste après lijjantewuñ ko en toute sincérité xam naa ay peut-être am na ay benn mënul ñàkk ñoo xamante ni peut-être jàpp nañ ne mën na ñëw accompagner Ousmane Sonko boo jël fii ay poste mais la plupart gars yi fi nekk nii di deeli di rayante ba Ousmane Sonko ça man de ñi ma ca xam lijjantewuñu la preuve gis nga élection locale yi mi ngi ñëw patriote yëngulu leen sax kenn bëggul nekk sax xoolal candidat parce que lijjante wuñ ko sax au contraire ñoom ñu ngi xool fii lay patriote yi toog naan pourtant mairie bu Dakar Barthélémy Dias mën na ko jël de di wax yu demee noonu loolu moo leen ni patriote yi newuñ sax ci optique politique politicienne boobu noonu
nañu jël Ousmane Sonko teg ko ci réew mi jël projet bi teg ko mooy comme li ma wax rek bëgguma sori ci live bi di dugg ci politique dinañ ci wax dinañ am temps incha allah ñu wax ci mais loolu dama ko bëggoon a ñaaw nañu xam ne responsabilité bu ñu dee Macky Sall la ak presse bu Sénégal presse bu Sénégal nag raaxaare ma ci journaliste yëpp parce que ku mel ni Pape Alé Niang gàcce ngaa laa ma moom ñoom Pape Djibril Fall ñoom Babacar Touré bu Kéwlu j'en profite pour dire aux patriotes il faut aller ngeen abonné ci Babacar Touré Kéwlu ñun ñoo war di jàppale ñooñu pour ñu fës abonné ci seen page yi ñoom Pape Alé ñoom Babacar Touré ñoom Kéwlu Ababacar Sadif Top ñeneen ku lim juum ñeneen bëri na am na journalistes yu diñ qui ont fait leur boulot bëri na ci mais bëri na ñu ruube ba coole yegg fii ci ay fen la ñu jóge journalistes yi ànd ak Macky Sall layam ko ruube ko ba mu jur 14 morts léegi nag ku nekk na def introspection boppam ku nekk na xool digganteem ak yàlla wallaahi di ngeen ko gis fii gis ko fa ca des. Walfadjri ils ont fait un travail extraordinaire Sen TV ils ont fait un travail extraordinaire topp nañu Bougane xam nga ñoom Bougane mu jaar rek foofu nañuy jaar mais bon mooy loolu voilà Momar Dieng Ahmed Aïdara il a fait un travail extraordinaire moo tax dëgg rek gis nga ni boo nekkee ci dëgg des fois li ngay def da nga koy def mais doo xam sax retombées yi nga ciy am doo xam sax après c'est-à-dire yàlla bu lay fay c'est-à-dire gis nga parce que sénégalais yi dofuñu xalaat TV ak réseaux sociaux yi sama gars yi foofu laa bëgg a terminer sama live bi masawuñu dee ñaanal leen gars yi ñaanal leen ku julli ñaanal leen ñi làkku ñaanal seen njaboot yi ku ci xam koo xam nga ko demal nga jaale ji ko le geste là bu leen ko xeeb patriote yi c'est pas que Ousmane Sonko day jaale ji ku ci xam koo xamante ni xam nga fa mu dëkk demal nga jaale ji ko même bu dee yow kese yaa ànd sax demal nga jaale ji ko nga dem wane sa naqar dem leen ngeen jaale ji ñi làqu ñi ko mën dem leen ngeen jaale ji leen man képp ku xam waajur ku làqu envoyé ma message bi en privé seen numéro su ma jaale ji leen ma yóbbu nit ñu jaale jën ma leen dem leen ngeen jaale ji ñi làqu naqarlu bi xoolal dem leen seen parents yi ngeen jaale ji leen gars yi dem leen ngeen jaale ji leen te lii nag nañu yee ñun sénégalais yi kenn waratuñu yàpp parce que yenn yi yabeel la parce que ñi def dil bii nii ba mu yegg si fii yàpp sénégalais yi ak ñàkk wekk sénégalais yi rek ndax ñu def ko moo tax ma ne fulla ak fayda mooy jaay Dakar nañu gën a mobiliser wu te nañu gën a am confiance ci le président Ousmane Sonko nañu gën a am confiance ci suñu leader gis ngeen cool yi ni ko Ousmane Sonko géré ànd ak patriote yi waxoon naa ko fi de ñu fi doon toog de opposition bu mel ni kii moo si fi am nay def comme opposition bee dafa war a gën a radical dafa war a get nii dafa war a kii nii ma ne leen def leen dànk rek sama waa ji nee naa leen toog na ne leen man sama calendrier laa yor nii laa koy doxale moo xam kañ lay dóor moo xam kañ lay teggi mooy def li muy def coow li am na mu téye ko ci loxoom di déroulé ay topp ko muy déroulé muy xeex ak état bu Macky Sall état africain sénégalais muy xeex ak dictature téye affaire bi doxal ko ba fii li ñu doon xaar ci moom rek def na lu ko ëpp ci fit ci fulla ci stratégie ci xel ci xalaat ci doxalin ci melokaan ci lépp am na lu ñu métti trop ci li xew mais am nañ fierté ci moom te jàpp naa ne Ousmane dina bàyyi xelam ci li xew ak ñi dee ak ni Sénégalais yi taxawee message bi may terminer nag moom patriote ñoom ñoo ko moom dama def benn postu sànq dama ne woon du ma ci wax mais dama bëgg a leeral benn affaire mu jàll man li ma indi si live chaque jour moo wax ko ñi may suivre ñaar la promouvoir le projet de Ousmane Sonko ak protéger le projet
loolu Ousmane Sonko ak projet am ñoruma. dama def benn poste sànq ñu bëri dañu réagir par rapport ak Abdou Karim Gueye ñu bëri dañ ne bu ma ci wax naa ko kii le contexte c'est pas le moment et tout ça man je le comprends mais je voudrais juste dire benn affaire patriote ñuy comprendre contexte bi laaju ko xëy na ci deuil national la ñu nekk mais comme amee na nii tey nañ ko wax tey ñu jàll parce que man bugguma ci ñëwaat man awma un contentieux ak Abdou Karim Gueye awma problème ak Abdou Karim Gueye te duma am problème ak moom parce que du sama problème Abdou Karim Gueye toog naa moom live Ousmane Tounkara mu taxaw naan ma démb ngeen ñëw Pastef Abdou Karim Gueye maa ko jiitu Pastef fuuf pourtant tontuwuma ko maa ko jiitu fuuf Abdou Karim Gueye lendemain bi Ousmane Sonko génnee livre am bi la ñëw ci Ousmane Sonko dama bëgg rek mu leer pour gars yi comprendre suñuy réaction des fois waxuma ko pour moom dama bëgg nit ñi xam dëgg lendemain wu sorti livre Ousmane Sonko la Abdou Karim Gueye ñëw Pastef man Ousmane Sonko 2017 bokk naa ñi ko def député te keroog waxuma ko parce que bëgguma woon coow bëgguma woon ñu polémiquer lendemain wu sorti livre bi la ñëw ci Ousmane Sonko 2017 pour Ousmane xaw ma naka Tounkara la jàppale donc gars yi dañuy comprendre que ne man sama problème du Abdou Karim Gueye sama problème mooy kii duut baaraam Ousmane Sonko man nag je suis un inconditionnel de Ousmane Sonko man loolu dama ko affiché nëbbuwuma ko sama yaay na wax ci Ousmane Sonko sama yaay na wax ci Ousmane mère Faye waxal ci Ousmane Sonko donc gars yi dañuy comprendre affaire boobu du xeexu personnel du contexte du dara Ousmane Sonko du Abdou Karim Gueye moo koy tëral calendrier xam nga ñu naan le linge sale se lave en famille le linge sale se lave en famille je le comprends et je l'ai toujours fait j'ai toujours cette date mais loolu Abdou Karim Gueye ngeen ko war a parce que Ousmane Sonko dafa fësal taxawaayam ak moom élection présidentielle Ousmane Sonko ñaari artiste la toog ci meeting jox leen parole avant moo wax muy Nit Dof ak Abdou Karim Gueye xool leen la démarche de Nit Dof xool leen la démarche de Abdou Karim Gueye nit boo ko amee wóolu ko mu leer de yow kii rek nga yaakaar pour bëgg bi ñun jeunesse bi ñu am dafa am da ngay dem ak intelligence laa ko wax non seulement du moom mooy wax Ousmane Sonko fi mu war a demee ak ni mu war a ni mu war a communiquer tuuti na ci yaa ngi dégg benn mooy yenn ñeex dañ ko tontu ci public mais ci public la ko waxee dafa chaque jour mu live gawuma benn leader saa yu Ousmane Sonko defee benn acte rek àndu ci mu génn live gawuma benn leader defa nii benn leader loolu lañ ko wax mu arrêté soit mu affiché wu wala boo amee ay lu muy exiger na ko exiger nitu dëgg c'est-à-dire loolu mooy wax ci quoi gars yi man bëgguma ñuy nëbb di raayante loolu rek lañ wax Abdou Karim Gueye bu amee lu muy exiger il peut avoir son avis nag Ousmane Sonko defeewul nii loolu du problème mais live di exiger Ousmane Sonko yorul daayira di Ousmane Sonko daa yor këram parti la yor moomu ko sax dama ñoo jur moom ñoo moom donc loolu rek bu gars yi di indi ay affaire u c'est pas le moment dama bëgg mu leer na comprendre loolu bu ko defee ñu dal ci kaw lii man maa ko bu ko defee ñu dal ci kawam ngeen baal ma na contexte bi yëpp man c'est que man comprendre naa ñi yëpp di wax fi ñu waxee message man dama ko teg ci lu leer ça fait un moment muy wax waxuñu na bàyyi c'est-à-dire moom bokkul Pastef c'est un sympathisant fekk fi ay nit fekk ko fi il peut avoir son opinion tey bu fekkente ne am na ku warul wax ni Ousmane Sonko defal ni moom la parce que Ousmane il a une stratégie il se bat contre un état il peut pas venir rek ne pëtam nii dugg ci affaire bi dem woon nañ ñu ci xeex ñu fa moom live ne ko xeex bi bu ñoree dañ koy def xeex bi ñor nañu def ko Sénégal yëpp am bu ñoruloon duñ ci am lii donc man j'ai pas de problème man néew ma ci réseaux sociaux yi pour ay groupe fan ku ma fan ak ku ànd ak Abdou ko àndul kenn de man néew ma ci yooyu de man wutuma groupe wutuma page sama fii laay live man néew ma ci yooyu de ku ma di wut ku ma neex ak ku ma naqari man li ma gëm laay wax Ousmane Sonko nag sama yaay bu laaxee ci Ousmane Sonko ma wax te ma daal ci ko Ousmane Sonko man loolu laa décidé def ak Ousmane Sonko xooluma leneen saa yu defee sama tiit sax su ma demee ba ci biir gis na kii li muy def saa yu wóolu 100% laa nekk ci Ousmane Sonko fas yéene nag ñu protéger ko sans état d'âme gis nga affaire protéger Ousmane Sonko bi man wutuma ci affaire intellectuelle jàng naa de wutuma ci affaire de mindset ak compréhension bi demee noonu wutuma ci loolu parce que xam naa ne instant bi may commencé di ci wut loolu ci lañ koy nee fuuf nag ne ko tajal teg ko ñuy door a comprendre man newuma ci loolu il faut le protéger avec ses défauts
et ses qualités ak ay dëng-dëngam ak nangam sangam dëng-dëng Ousmane Sonko moo gën baax ñu fi ne dëng-dëng Ousmane Sonko moo gën baax ñu fi ne na ko gars yi comprendre noonu ñi comprendre aussi je vous comprends maa ngi jégalu c'est pas une attaque personnelle loolu rek laa bëggoon a leeral quoi voilà fii kenn amu fi maqaamay wax Ousmane Sonko naka la war a dérouler Ousmane Sonko c'est un leader qui a fini par démontrer à la face du monde que c'est un leader boo xam mesuré na la porte li ñu ko dénk ak yaakaar bi Sénégal am ci moom mu koy doxalin boo xam nag macha allah lépp lu ñu doon xaar ci moom nag def na lu ko raw comprendre donc tey ku am benn exigence booy am ku am nag sa opinion nga wax mais exigence ku am ku koy wax nga dem exiger nag sa kër sa njaboot wala fa nga bokk wala daayira ba nga bokk ak wala kuréel nga bokk nga am loo fay exiger waaw loolu laa bëggoon a tëjee encore une fois. ñu ngi jaale suñu martyrs yi encore une fois ku nekk na def introspection encore une fois sénégalais bu nekk rek na toog xoolaat boppam rek xool relation bi am ak Sénégal lan moo war a nekk taxawaayam ñun wootewuñu parce que ñun ñoo gën a naaj ñun ñoo gën a kii ñun dañu def suñuy toj ñu ngi kon ne di ko def mais ñu ngi fexe nu ñu gën a rafetalee nu gën a nekkee patriote pour gën a bëgg Sénégal fexe aussi ba bakkanu sénégalais ñu fexe ba ñun suñu njiiti xam ne bakkanu Sénégal dafa fort loolu il faut que suñu njiiti xam ko ñu xam ne bakkanu sénégalais dafa fort nañu wane sénégalais bu ne na wane taxaw ñu xam ne sénégalais benn sénégalais bakkanu benn sénégalais dafa fort loolu responsabilité ku nekk la. léegi pour terminer nag je vais rejoindre tout le monde s'il y a manifestation ñun patriote bu ñu fa kenn jiitu soxlawuñu Ousmane Sonko naan ñu dem leen manifestation wax bu yegg moo ko moom. c'est pas Ousmane Sonko moo ñuy woo ci manifestation Ousmane Sonko waruñu woo ci xeex yow nit boo nekkee patriote xam nga sa xeex waruloo xaar Ousmane Sonko wax ko Ousmane Sonko il doit se protéger nous on doit le protéger ñaar la dafay aar boppam ñu koy aar en même temps il faut que ñuy àndandoo ak moom di ko dégg di ànd ak moom di ko dégg di ko suivre di xool ni muy demee yenn yi da koy wax ñu comprendre yenn yi mu jëf ñu comprendre des fois mu noppi sax. ñu comprendre amul parce que boo nekkee patriote amul xeex bu ñuy xeex pour ay valeurs universelles nga mën si ñàkk bokk donc loolu te patriote yi yàgg nañ ci quoi patriote yi xaaruñ ñu woo leen quoi donc loolu aussi na ko gars yi di comprendre nañuy suivre Ousmane Sonko te ñii di leen fi wax yépp ay stratégie politique ay nangam nañu dem ba ci kanam rek. ak yi ngeen di dégg ñuy ñëw am na ñuy planifier lii lañ bëgg suba lu ñu leen fi mënti xoolal théorie bu ñu leen mënti tegal ne am na ñuy def pour 2020 xoolal ne leen waajaan fi rek waa ji moom ñoom ñu ngi planifier waajaan fi de waa ji de mi ngi fi ay pulot ñii ñoo ànd ak ñee ñoo waxtaan fii lañ bëgg a jaar Ousmane Sonko ma ne xanaa da ngay yaakaar ne Ousmane Sonko xoolal góor yaay may ma ñeex la boo xam da ngay ñëw rek def saa yi gis nga carte gi leer na nañu dañu taxaw temm rek pour protéger Sénégalais di wax dëgg te ci loolu la ñuy sax. Ousmane Sonko lañ bëgg a def président dinañ ko def président pour que bakkanu sénégalais doomu sénégalais ñu teg un président boo xam fonk na bakkanu sénégalais fonk na sénégalais yi bëgg sénégalais yi ba ëllëg étudiant dootul dee manifestant dootul dee au nom du cas manifestant di dee même jour boo xam les gens ont dit on va manifester pacifiquement sax il faut que ñu def parce que pour ñoom benn booy parcelle la non nañ ko rey benn booy parcelle la rek non benn booy yëmbal la benn booy Bignona la lañu rey foofu loolu mooy Sénégal quoi fa am ñoo xam seen bakkan dafa def nii ñoo am seen bakkan dafa def nii xoolal ni ñu ñàkkalee fayda 14 personnes yi dee yi xool leen def nañ dëy sax mais dëy bi def nañ ko xeex entre ñiy def dëy tey ay ñiy def dëy suba Macky Sall bu doon kuy dégg sax bu déggee ne peuple gars yi dañu ne décider def dëy bi le vendredi sax dafa war a suivre population bi ànd ak ñoom ñu def dëy mais même ci moment yooyu sax le gars xol bi non man Macky ñun saa yi ñun man comprendre ma de ñun nan lañ def ba ñii di ñu jiite quoi waa affaire ku wax léegi rek sa bopp bi di métti ku wax rek nga tiit
donc gars yàlla na yàlla yërëm te xare àjjana suñu martyrs yi ñoom ñañ fa fekk ak ñañ fa fekk yëpp suñu mbokk yëpp ñu ñaan yàlla lii bañ a di fi am ñu ñaan yàlla comme ni ko suñu mbokk boobu noonu Birame Souleye li nga xam aussi bu ñu fàtte ñu ngi ci prison bi Abbas Fall Guy Marius Sagna ak yeneen patriotes ñu ngi ci prison yi mais nañu xam ne rek xeex moom du xër c'est pas parce que nit ñi génn ñu xeexuñu wala amuñu ñu defee rek dañu kii boo ko xalaat rek lay métti man quand je pense man Guy Marius Sagna ku ne xam na fi ma toll ci moom Guy Marius Sagna ku ne xam na fi ma toll ci moom Tanor Sankara sax xam na ci dara mais dinañ génn dina ñoraat dañ ko toggaat rek nañu toggaat rek dina ñoraat le plus important mooy ñu ñëpp ñu ànd rek kenn bañ a juger kenn bañ a def kenn nañu ànd rek ku nekk li nga war a def ko te bul exiger ci kenn dara kenn bu woo fii isaane ko lii nga war a def da nga war a live ci kii da c'est-à-dire ku nekk li nga war a def li nga jàpp ne man li ma jàpp ne c'est-à-dire yow xam nga Adama Sakho yaa ko war a def man su ma ko mënee damay dem def ko c'est-à-dire ci combat boobu la ñu nekk ay patriotisme loolu la bul xaar kenn ci lenn ku nekk defal li nga war a def ku jàpp ne sa morom defal li nga war a def ko mais lu ñor rek ñu door a dem lu ñor rek ñu lijjanti ko waaw léegi nag te tuuti politique rek ñi naan affaire bi du Ousmane Sonko moo tax sénégalais yi génn xeex du nangam sangam non loolu tontu bi dina ñëw après bugguma tax dara ci dëj bi ñuy def nii bugguma ci tax politique maa ngi jégalu aussi ci li ma leeral ci affaire Abdou Karim Gueye ñi ma comprendre maa ngi jégalu xëy na aussi man maa juum xëy su ma dee ba ci kanam aussi jàpp ne maa juum dinaa ko rectifier mais pour le moment man loolu laa gëm et puis jàpp ne aussi dañu war a continuer combat bi jàpp ne aussi nañu gën a solidaire yaa ngi dégg jàpp ne aussi boo nekkee ci dëgg bul ragal c'est vrai que dee bi métti na ñi gaañu métti nañ mais aussi métti woon na ci ñëpp man gis naa si ñoo xam lekkuñu am na ñoo xam naanuñu am na ñoo xamante ne nii saa yi liggéeyuñu y en a qui ont perdu voilà man mii di wax ak yéen j'ai perdu une semaine de salaire xam nga ak yeneen keneen perte na leneen am na ñoo xam dañoo jël congé 1 mois ñi liggéeyuñu ñi c'est-à-dire ku nekk ak ni nga ko dundee dafa métti woon quoi voilà léegi nag naka la ñuy def ba yu mel nii dootuñu dal wala du dal yeneen ñiy ñëw naka la ñuy def ba dootuñu rey benn doomu sénégalais ci ay caaxaan naka la ñuy def ba ñu am justice boo am police boo xamante dootu seetaan ay nervi di jël ay yat di ko dóor nit di ñuy toroxal sénégalais loolu yëpp ci ñoom la défendre mooy ku ci nekk boo doon def benn pour ñu soppi Sénégal parce que yëpp c'est des conséquences les causes profondes li koy lijjanti mooy dégager ñi fi nekk nii rek dégager fi système bi teg fi ay sénégalais yu digne même bu dul Ousmane Sonko sénégalais yu digne te jàpp naa ne Ousmane Sonko jëmmal na ko pour yii dootul am dootuñu jooy yu mel nii yu mel ni ñu demee nii dootul am yenn manigance complot yu mel nii ba ay sénégalais yi di dee dootul am Sénégal ñu nekk ci yu am fulla yu am fayda ñu nekk ci loo xam daf ñu correspondre en fait loolu dafa am solo parce que li xew nii gàcce la ci ñun ñëpp et malheureusement gis ngeen am na ñu ci dee am na ñu ci perdre seen mbokk et c'est regrettable, c'est dommage ñaan yàlla ñu génn situation bi daal ñu dellu ci benn xeex boo xam comme ni ko Ousmane Sonko waxee benn contradiction d'idée la ñu teg ay programme ñu mën a débattre ñu wax nag parce que nag buñ ci yeggee moom xam naa ne yàlla xam doon na gars yi maa ngi di ziar di leen bëggee di leen jaajëfal di jégalu ci kàddu yi di leen jox rendez-vous peut-être fii ak ay bés restons mobilisés, c'est important, restons mobilisés, alerte te bu ñu wootee mobilisation boo xam ku nekk jàpp ko da nga ci war a dem bul xaar kenn nañ ci dem na mbooloo bi yëpp génn parce que man jàpp naa ne mobilisation nag moom mooy génne ñi des ci prison bi mën nañ sa bañ a xeex bu ñu ñi mobiliser woo génn samedi comme nañ ko waxee ñëpp génn ba ñu gis mbooloo bu takku comme Macky Sall pression rek moom mooy kii ci moom xëy na Macron comme ni ko Éric Zemmour waxee dina ko ne libéral sa gars yi quoi mu libéral leen et puis voilà ñu jàll ci ren parce que ñoom moomuñu Sénégal dinañ ko xam moomuñu Sénégal nañu bàyyi ñun ñi ñu am jàmm ñun de moomuñu fii kenn moomul Sénégal li ngeen leen libéré nag ci nii wala ci nële yeboo nag ngeen def bu yomb balaa bu métti bi di ñëw libéré leen ñoom gars yi kale doon seen fàtte naa ko Assane Diouf libéré doon ko ci ba muy yomb di neex bu ngeen ko yóbbuwaatee nag ba mu métti cette fois-ci gis nga lii am nii bu ngeen fexee ba mu amaat te mën na am de parce que ñi ko def ñi ngi fii toog ñi ngi ko def ñi ngi Sénégal ñu ngi ci diaspora bi ñu ngi toog te bés bu amaatee dootu leen ñu nax ñaari yoon maa ngi leen di ziar gars yi jaa ngeen jëf taw feex
Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.